mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen gërëmee sant leen rafetlu ni ngeen ànd ak ñun ci seen site la teranga.info tey jii ñi dellu si ci mbiri Khalifa Ababacar Sall mi tëj ci kaso bi ginnaaw bon ko attee tëj ko juróomi at ak juróomi million yoo xam ne da ko war a fay juróomi at yi ñii politique ak ñi li saxaar ci wàllu politique ñu bari waxoon nañ ni ñu gisee procureur Serigne Bassirou Gueye doon acharné wu ci mbiru Khalifa Ababacar Sall ñépp xamu ni fi lay mujj ak gaawantu bi ak xer gi mu ci wane mu doon loo xam ne procureur moo ñëw toog ci atte bi Serigne Bassirou Gueye pourtant atte daan na am ñu jël substitut du procureur teg ko fa ak ni état bi ñëwoon nekk partie civile ñu ne kat di da leen a tooñ ñu xañ maire bu Dakar nekk partie civile ak ni ñu gaawantoo ba taxañ Khalifa rek denc ci kaso bi lépp ci patam-patami ak gaawantu moo tax ba procès bay jub ñu jàppe woon ko procès politique tey jii lañ koy gën a dëggal procès bi li ñëpp wax ay dëgg politique la Abdoulaye Bathily wax na ko Abdoulaye Bathily ci waa Benno yi la bokk dégg nañ ñeneen ñoo xam ne tey jii ñi ngi ci géej politique bi waxoon nañ ko mos nañ dégg kii di Landing Savané mu génn mu wax ci moo na mu waxee woon tamit day dëggal ni lii politique la Aliou Sow ministre nekkoon ak Abdoulaye Wade tey jii mu jege Macky Sall bokk ak Haut Conseil ak kii di Ousmane Tanor Dieng wax lu am solo ginnaaw ba procès bi daanu ñu ne Khalifa dañ ko doon topp 1,8 milliard ñu ne ci caisse d'avance bi détournement maanaam détourné alalu réew mi waaye tamit li jëm ci mbiri Khalifa ñu ne blanchiment d'argent maanaam lewal xaalis bu tilim yooyu yëpp ñu jël ko yan ko mu dis gan ñu ne xëy ñu ne nañu àtte Khalifa daan nañ ko daan boobu ñi ko daan ñu ne juróomi at waaye juróomi at yooyu juróomi million lañ ci teg ku ne dafa jël 1,8 milliard 1,8 milliard mu ne woon day cautionné mun na ko fay ci caution ñu bañal ko ko tey jii ñu ne juróomi million lay fay ci dommage ak intérêt amu ci ñu ne Khalifa kan la tooñ ñu ne tooñul nguuru Sénégal ndaxte li na woon dañuy nekk partie civile ba jël Antoine Diome teg ko loolu juge bi dindi na ko ñu ne ville de Dakar ñu ne ñoom te Khalifa deful benn préjudice gaañu leen fenn maanaam Khalifa daan nañ ko te tooñul kenn ñu ne dañ ko teg ci faux et usage de faux waaye est-ce que daan bi waroon na diisee ni bu dee loolu dëgg la déedéet est-ce que bu doon ni dafa sàcc alalu Sénégal wala mu sàcc alalu nguur wala maire bi juróomi million la nga koy daan ñu ne loolu lépp amu ci léegi nag li naan au Sénégal le ridicule ne tue pas loolu am na moo tax ba juge bi Lamotte jëlee dogal fii rek lañ gis ab Malick mu mën a tëj ab Babacar jël dogal ñi taxawoon ci àtte bi ñëpp bëgg a dal ci kaw juge bi mi procureur du juge bi danoo daw ni waqat dem seen yoon est-ce que la justice est rendue au nom du peuple déedéet parce que bu doon ni justice bi dañ ko def ci turu peuple bi dañ koy accepter mais ñi fa nekkoon ñu bari kenn àndu ci c'est de bonne guerre ñi ànd ak Khalifa du mës a nangu ni Khalifa moo def mais ñu ànd nag moom ba tey ji bari na ci ñoo xam ne bi verdict bi daanoo dañoo am kersa ñu wante dëgg ñu far ci nguur gi am na ñuy wax di defal ku wax ñu tontu la parce que bu demee ba ci ku mel ne Mame Mbaye Niang Bathily wax ba pare Abdoulaye Bathily du caaxaan nekk na fi candidat élection jiite na fi ay poste yoo xam ne ca bitim réew nekk fi ministre ci nguur yi fi jaar yépp presque xeex ak Abdoulaye Wade xeex ak Abdou Diouf lépp mu daan bañ ñu utiliser yoon jëmee ko ci politique ngir mën a rey ay adversaire mu ñëw toog ci émission grand jury kaas ko Mame Mbaye xamul lu mu ko ton poste ba mu ko waroon ba mu doon jongante ca bitim réew ci Afrique te jotu ko moo ko naqadi déedéet
loolu du tontu bi mais li Bathily wax na ko dindi nit boo dindee waxam da nga fay teg dara. man Khalifa lekk na xaalis lekkul xaalis loolu mënu ma ko firndeel est-ce que doon na jël xaalis réew mais yoon moo ne détourné wul yoon moo ne blanchirul yoon moo ne amul association de malfaiteurs. lu waral ñu seetal ñaari percepteurs yi bàyyi leen ñu dem Mamadou Oumar bokkuma ak ka mu àndaloon parce que danoo jege nguur gi pourquoi looloo tax ñu seetal leen tey jii ñeneen ñenu àndaloon ñu bàyyi leen parce que nee nañ juróom benn weer aaj tëdd nañ seen pen ba pare noonu lañ waroon defar ñoom Khalifa ci yoon mais tey jii juróomi at nga jël ab responsable jiite ville de Dakar doon fi ministre doon fi député ba tey jii mu nekk député ak nanu ne am na immunité xëy ne amatu ko ñu xëy dóor ci kaso bi juróomi at ñu ne ba kañ ñu ne 2022 ak tey ji li ciy xew ci politique élection législative dina fi am élection présidentielle dina fi am élection locale dina fi am wala fi nag daan wax naan uude lu mu wax ci bëy bu wopp ñu ne derba la bëgg parce que élection locale 2019 bu ko dul fekkee mooy du mën a défendre bilan ville de Dakar. kon calcul politique yi bari na ci mbiri Khalifa Ababacar Sall calcul politique yi bari na ci li Aliou Sow wax boobu il faut ñu bàyyi ko xel mënoo ni nit ki tooñul kenn deful faux usage de faux deful association de malfaiteurs deful blanchiment nga jël ko juróomi at ci kasu bëgg ko tëj boo xëy ñu ne justice nekk fi rek pour politicien ñëpp la fi nekkal non bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër Khalifa mënul yem ak ñeneen ñii. ñoo xamante dëgg parce que ñeent am na ñu nekk ci kaso bi te seen coow tollul fii yamul poste de responsable yi mu jiite yor ville de Dakar ñun politique gu ñu mais wax bu dofee nopp yi koy dégg noonu nitee nit lekk na 1 milliard 800 tëj naa ko 5 ans 5 millions lay fay ñu teg ci ne tooñul kenn tooñul nguur gi tooñul ville de Dakar non nanu sérieux bu ñu fooyee réew mi. bu ñu fooy réew mi bu ñu jël ay nit di leen denc ci kaso bi parce que da leen fa bëgg a denc parce que pour des raisons politiques da leen fa bëgg a téye Aliou Sow Abdoulaye Bathily Landing Savané ak ñeneen ñu ci mel ne Mbaye Ndiaye la ñu waxoon mi ngi bëgg a taxaw mbiri Khalifa nag njàngat li gën a yaatu loolu comme ay avocat neneen dinañ def appel ñi ngi xaar appel bi nan def seen appel li leen yoon may yépp nañ ko jël. am na ñu ne ko président amnistie na président def grâce c'est bien mais balaa ñuy tëjati nit ci kaso nañ ko tëj ci lu wóor ak lu ko jar parce que mënoo tëj nit ba pare xañ ko ay mbokkam yëngal dëkk bi yépp xëy na deful lii non yooyu amu fi gracier naa ko amnistie naa ko deram yàqu doo ba pare mais nan xool li leen yoon may ñu jël ko loolu seen problème la. leneen li ñu jàngat ci mbiri Khalifa Ababacar Sall mooy Sénégal balaa ngay xam say waay ak say nit nga nekk ci ay jafe-jafe mais mun nañ wax ni Barthélémy Dias loyal jusqu'au bout waxante dëgg ñu bari ñu ngi naan Barthélémy Dias dafa arrogant dafa ñàkk teggin kàddu mi yëkkati di ko jëme ci nguur gi ak ci lii tey ji yoon téye na ko xamuñu fan lay mujj ak procureur ñu ne dafa ñàkk teggin magistrat yi la mu wax man du ma ko wax mais fi mu ko waxee waaye ku ñu jàpp sa waaye tëj ci kaso bi ak anam gi ñu ko tëjee waaye sa xol tàng waaye impression yi njëkk mbër mu daanu boo ko dékkee micro kàddu mi njëkk du doon kàddu yoo xam ne day nangu jëllam ndax kenn bëggul am jël mais exemple la ci wàllu loyauté moom Barthélémy ci Ousmane Tanor Dieng xeex na ba dugg kaso ci Ablaye Wade di xeexal Tanor ba dugg ci kaso pourtant njëkkul ci parti social di xeexal PS ba PS dugg ci biir Benno mu bëgg PS am candidat 2019 tax mu ñàkk poste député am ndax da bu ko neexoon def ni ñeneen ñi am na ñu fi àndoon ak Khalifa ba naree ñàkk lan nar a ñàkk lan dem dugg ci nguur gi Barthélémy ànd ak Khalifa ba ñàkk poste député am Barthélémy ànd ak Khalifa ba tey ji mu war a nekk ci kanamu yoon exemple yooyu dañ ko war di xool dañ ci war di bàyyi xel
tey jii mun nañ wax ni tournée yi Khalifa doon def yépp moo ko doon diriger li Khalifa nekk ci kaso bi mooy kii gën a yëngu ci mbiri Khalifa. ñeneen yëngu na mais Barthélémy moo ci ëpp engagement peut-être nature am la peut-être ay principe am la du ànd ak moom ci lu bari mais exemple la ci loyauté nit ku sañoon am xarit bu mel ne Barthélémy. parce que nag fii da ngay neex la mais bis da ngay ñëw nga nekk ci coono boobu ngay xam say waay ku mu ne ci ñun mi man di sama morom ku ne dund nga fi moment yoo xam ne moment yooyu am na ku la soutenir moment yooyu am na ñu la bàyyi ñoo doon jariñ mais tey ji li mu wane ci Khalifa exemple la ci nitu politique yi ñu xam ne nit bu faloo bis da ñëw mu daanu. gis nañu ku mel ne Cheikh Gueye la même chose Soham El Wardini moom Cheikh Gueye bokkuñu parti socialiste soo am AFP la kii di Cheikh Gueye lan la LD dama mës a dalal Cheikh Gueye di waxtaan ak moom boobu maa ngi ci benn rajo ma ne ko yow LD nga bokk mais yow dafa mel ne parti social yow daal Khalifa fu ñu gis Khalifa gis dafa mel ne sax mairie Dakar yow yaa ko jiitee mu ne man damay doomu Ndakaaru te sama bàyyi lu ma xas dama bëgg ëllëg bis bu ma faatoo samay doom bañ a rus moo tax yenn yi jomb naa ko loolu politicien da ko war a di bàyyi xel man xamul tax man ndaw Mbaye Ndiaye exemple la ci wàllu loyauté Mbaye Ndiaye bu APR ci mbiri Khalifa ni mu tuddoo mbiri loyauté parce que bi muy chômé fii ci politique dañ ko dugal ville de Dakar te loolu Macky Sall la ko sàkkoon ci Khalifa defal ko mais Mbaye Ndiaye kenn déggu mu wax bu ñaaw du ko def bi Ablaye Wade bu ñu xatalee Macky Sall Mbaye Ndiaye moo ñafe ànd ak moom ñàkk poste député am yóbbu ko délégation spéciale parcelle mu dund coono yi met ba jusqu'à présent mi ngi Macky Moustapha Cissé Lo Aline Badara Cissé mënuñu lim du jeex dafa am ay exemple ci loyauté nit day gore am gore ñàkk gore mais mbiri Khalifa gis nañ ci ñenn ñoo xam ne tey ji da leen a xaw a xeeb danoo ñaaw ci xare bi Bamba Fall nee na day dem ak Khalifa jusqu'au bout mais xaw na ñaaw ci xare bi xaw na cee ñaaw parce que nag mënul sa nijaay mënut a faatu yow nga dugg ci kaso bi sa faatu Khalifa jamono ji ngay waxtaan ak waa nguur gi naa leen Macky lu mu bëgg ma jàppale jamono jot Khalifa mi ngi taxaw ci procès mais jaale sigil ndigaale sigil sa wàll doy na ci Bamba Fall lu mu namadi ci politique ministre yi ñu tegoon yépp fii ci Médina mu duma leen fete leen loolu ndam loolu doy na lii banaan damay lii nii même bu ko namee dem jàppale ju nguur kenn du ko tere liberté am la mais daam loo xam ne bu ko xel nangoo ngor da koy bañ. ñu gis waa parti socialiste ñu bari danoo gêné wu ci biir PS am na ñoo xam ne mënatuñ wax am na ñoo xam ne xoola doon na miig dañuy dégg Wilane porte parole bi muy wax yéenewuñ ko Khalifa ñaanuñ Khalifa non ñaaw nañ ci xare ba pare mënatuñ ci rafet koo xam ne compagnon la boo xam ne ànd ngeen ci lu ne ci guerre bu ne xam ne ji nga bu xuloo amee da nga ciy rafet ndax juboo ba tey ji ñoom jigaan seen ñi ngi taxaw ngir ne dañuy jubale njabootu parti socialiste mais ñaaw na ba noppi waa URD mais ñoom jigaan dañ leen di comprendre seen attitude xamul tax mooy Khalifa fu mu sa taxaw danaan Diboko moo ma jàngal politique kon mot tey ji bu Diboko doon dund tey ji li jigaan wax dina ko wax moo tax jigaan mottali yéene Djiboka ana Djibo dem na ana Mamadou Diop dem na mais la tête haute maire de Dakar parce que li mu seede ci mbiri Khalifa bu la dee rey sax waxal dëgg kon mbiri Khalifa njàngat li dafa yaatu danga ciy njàngat ngor danga ciy njàngat ngar mi danga ciy njàngat lu bari ci jukkoy sénégalais yi Bamba Fall fi la dugg kaso ñu tuumaal ko ni da doon bëgg a faat nit chargé ko loo xam ne du dëgg àjjuma ju ne Khalifa ak ñi mu àndal ñépp dem daje Médina dugg ci jumaay jàkkee di ko xeexal mais xeex boobu bi Khalifa nekkee kaso gisuñu ko opposition bi doxee ko ba ci waa parti socialiste mais ñi muy àndal sax ci taxawu Dakar à part Barthélémy amul ku ma ci gis mu doon rey boppam bu dul Cheikh Gueye ak ñeneen ñi te Bamba Fall moo waroon jiitu ci xare boobu moo waroon jiitu ci xeex boobu même bu doon ne Khalifa daa def ba takk répp war na ko mën a défendre bu ñu wéetee mu yeddi ko
nga toog ci ab télé di chargé Khalifa Bamba Fall di ko chargé rafetul jekkul tey Khalifa mi ngi ci kaso bi ñu gis ko mi ngooyaan ak ñoom Aliou Sall di gërëm Marème Faye di li kenn terewu ko mais daa am moment yoo xam ne bu sa waay nekkee ci tiis da nga koy dundalee tiis googu jusqu'au bout bu laajee nga ànd ak moom dem kaso di ko fa wéttali comme ni Barthélemy def Barthélemy waxam day ëpp waxam day diis waxam day rëy mais exemple la ci loyauté loolu Sénégal yëpp mën nañ ko ci seedeel Tanor Dieng xam na ko Khalifa xam na ko kon dafa jot ñu xoolaat réew mi gën a am ngor gën a am diine ki seen ay kilifa diine Khalifa bokk ci ñoom taxaw leen ci leneen bu duggee kaso ma dugg kaso buñ ko tëjee ma doon candidat mais ñooñu ana ñu nan wax kaso neexul Khalifa taxawu na leen ci biti bu nekkee ci biir dañ ko war a taxawu léegi moo def ak deful ñun du suñ problème parce que ñun duñu atte mais nag les faits sont sacrés mais les commentaires sont libres mbokk yi kon mu demoon xalaatu Boun Khatab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah.